indices et faisceaux concordants tendant à motiver que c'est-à-dire ay pistes yu yaa ngi ni yu wane ni kii de mën na am lu ñu koy toppee moo ko def bu ko defee gendarme yi bu ñu ko bindee ñu daal di jëbbal seen rapport jox ko procureur de la République bu ko waa procureur mu ne ok article tel laay visé article tel laay visé indi leen ma defere leen ma nit ki indi leen ma ko ma placé ko sous mandat de dépôt c'est-à-dire bu boobaa dama koy jugé en flagrant délit bu fekkee ne xam naa ni lépp leer na bu fekkee ne lépp leerul ma jox ko juge d'instruction mu enquête mais dafay fekk ni gendarme yi ne ko d'abord ñun suñu conviction mooy kii bu ko deful am na loo xam ne am nañu ay piste ay suspicion kaaw Adji Sarr Babacar Touré laalul fekkewut boobu maa ngi doon en vacances au Cap Skirring gendarme yi yëg auditionné Adji Sarr premier jour mun na daf may woo téléphone man ay 4 fois violé na ma def na ma nii buy ñëw daf may avertir ñu ne ko léegi lan mooy numéro Ousmane Sonko mu ne non finalement musuma woo message la ma yónnee ñu ne ko añ sa message mu ne effacé naa ko mais ba na liggéeyu scientifique non balaa kii tey jii WhatsApp su ma yónnee message su ma supprimer message bi am nañu logiciel yoo xam ne lépp loo supprimer ci WhatsApp sama koy reconstituer waat exactement su ma la envoyé SMS automatiquement bu ñu demee Sonatel wala opérateur bi nga am mun na génne SMS bi lépp heure beeg amul benn parce que ak position bi fi nga nekkoon parce que def nañu réquisition position bi géolocalisation loolu beneen débat la boo xam ne antenne relais c'est technique mënuñu am peut-être temps def ko ci plateau bi amul benn bu wone ni Ousmane Sonko contacté na kii di Adji Sarr amuñu ko Adji Sarr amul numéro Ousmane Sonko déjà foofu waxam dafa daanu sans que ñu def enquête de moralité sans que ñu def enquête de personnalité de Adji Sarr gendarme yi ci seen conclusion sans compter que Adji Sarr confronté na déglu nañu kii di Aïssatou Ba muy maama beneen xale bi te beneen xale bi beneen affaire beneen masseuse bi biñ ne moom Adji Sarr moo ko jëlee seen dëkk indi ko parce que femme bi dafa soxla woon jànk Adji Sarr moo ko indi donc tey xale bu jigéen ba bu amee ku muy faral bu aji nekkul ci dëgg aji lay faral boole ci moom moo fekkee loolu mu ne à un moment aji ne ko génn néeg bi mais section de recherche la ñu doon ñu leen auditionné ba pare aji laaj ko si séeréer ne ko fayal sa téléphone nga dem sa yoon ma may la 100 000 francs bu ñu la wooyee bul ñëw ci biir section recherche bi waaw bu ñu leen auditionné yaa may dégg gendarme yi ci seen conclusion mën naa la liiral procès verbal bi ñu ni information yu contradictoire wax weddi yu ñu gis ci kaddu xale bi tax na ñun mënuñu koo gëm gendarme yi ko wax Babacar Touré waxu ko Adji Sarr lan la ñoo porté plainte dan maa violé ñi koy déglu ñu ne kii dafay lu mu wax tey suba mu wax leneen tax na ñun mënuñu ko gëm ñu wax ci conclusion gendarme ñu dem ci constatation médicale sa waaye wax na léegi ne na dañuy dem lijjanti këyit ñëw ne dafa violé viol déjà c'est l'acte de dire non bëgguma nga baal ma Collé c'est ça Ami Collé waay Ami Collé da nga xees su ma xëccoog yow su ma la téyee boo bañee damay bàyyi ay traces ay bleu ay affaires yooyu damay rouge damay bleu moom la ñuy wax des traces de lutte nit bu ñëw dina forcer li ngay def buggula ko même parfois bu ñu fekkee nit ku dee xamuñu ko rey moo tax ñuy def prélèvement ci ongle yi parce que da ngay bañ da ngay xos nit ki dafay bàyyi ADN day nekk sous tes ongles oui ñu seet sur le corps de Adji Sarr amul benn constatation bu wane ni kii da doon lutter mais beneen bu intime parce que dañ ko def test gynécologique conclusion médecin bi ñun ñëpp lire nañ ko Sénégal ñu ne amul lésion bu wane ni tëdd na léegi donc na ngeen ma baal aji jigéen la yàgg na déchirure longtemps yàgg na waxuñu benn présence waxuñu benn gaañ-gaañ bu nekk ci aji mais par contre médecin bi nee na j'ai fait des prélèvements waxul sa prélèvement parce que dafa nekk dans le faux tellement que ci document bi dafa ne j'ai fait des parliaments la bind waxul prélèvement parliament c'est-à-dire waaw peut-être mooy dañu yaakaar parlement moo leen di jàppale ñu dugal Ousmane Sonko ci kaso bi peut-être loolu waay xam nga parlement baa ngi noonu waay dafa bind des parlements ont été def naa ay parlements ci Ousmane ci Adji Sarr en vue de possibles tests ADN Sénégal ñu bëri ne nañ ma am na laboratoire am na truc amul benn laboratoire Sénégal buy def ay analyse
ADN fii ci Sénégal amul man criminel laa def. waay. centre ba nekk fii Fann. dañuy prélever nit ñi ñu jël ko yónnee ko dëkku tubaab bi. wala ay dëkku naar yi ñu defal leen test de paternité wala yooyu ñu yónnee leen. ok mais fi ñuy def fii Sénégal amut. aji dañ ko war a def test xool yaram bi yëpp. génne si lépp li nga xam ne marque de griffure la ak marque de blessure. mais c'est pas simplement mu bind ko mais médecin bi daf ko war a photographier pour li ñuy wax mu figer ko dans mu figer ko. mu pérenniser ko. nga xam ne parce que suba bu ñu ko nar a yóbbu tribunal photo yi la ñuy won ne trace yaa ngi nii fii la bañoon fii la bañoon. automatiquement après aji puisque dafa bañoon dañ ko doon violé. ñu prélever ay traces ADN ay deru loo xam ne dafa bañ xoos na Ousmane Sonko. ñu jël ci ay traces. nga baal ma dama nekk ci sama sujet. waaw basique waay. loolu c'est important. l'autre chose aji nee na bu tëddee ak man dafay daanu si man. ngeen soxna yi ngeen baal ma. non y a pas de souci c'est guddi gi nga nekk guddi gi tout est permis. c'est ça guddi gi bu jigéen bu nu yeggee si kawam. kon ku góor wàcc si kawam. automatiquement dafay jóg mu dem mu raxasu mu toog lu yàgg pour lépp génn ci moom. lépp génn waaye. wala am na ñoo xam sax dañuy jël ñu def ci protection pour ñu tëddi. waaye. viol la plupart ni ñu koy xamee surtout bu fekkee nit ki amul benn protection dañuy wax jigéen ñi bu nit violé sa caleçon sa slip indi ko bu ko fóot. ci booy sol slip. waaw ci booy sol slip. ok indi ko bu ko fóot mais boo solul slip ci yére bi nga sol. bàyyi ko mu wàcc. parce que sperme bi dafay tafu ci yére boobu. loolu mooy permettre buñ ci fekkee dañ ciy fekk par force trace ki nga xam ne moom nga tëddee. mais su fekkee nga baal ma foofu rek Babacar. doguma la yàlla bu la yàlla dog. su fekkente nit ki ñu violé. dañ ko violé. bi mu paree dafa jug dem raxasu ji. parce que am na ñoo xamante ni tey bu ñu tëddee ak seen borom kër. suñu paree première chose bi ñu njëkk a def mooy dem raxasu ji. boo raxasoo ba pare. waaw dafa perte tout lépp li nga xam ne mooy preuve yi détruire na leen pratiquement. ok. ça veut dire en tout cas preuve liquide séminal bi. boo raxasee ba mu set. mënatul am preuve alors. non ça dépend moom laa la wax ni xam nga mënul am naan preuve de viol. viol mooy lan mooy bugguma nga forcément soo bañee kay ma forcé la dara dama lay bàyyi. elle veut dire preuve de rapport sexuel. alors preuve de rapport sexuel. bu fekkee ne premier rapport la. di gynécologue yi peut-être maa ngi baalu ak maa ngi dugg seen domaine. bu dee première preuve la dafay am ay non seulement déchirure de l'hymen. mais dafay am yeneen blessure yoo xam ne forcé. dafay am. mais su fekkee nit ki yàgg nañoo dem ci moom est-ce que dina am ay déchirure rek genre. bu dee forcé la parce que kuy dugg ci yow tu n'es pas jigéen dafay préparé ba mu tooy. mu nga mën koo dugg mu am sans conséquence. boo gën dafa bañ boo forcé day metti. dafay def frotti ngeen baam. non vas-y guddi gi nga nekk. guddi gi nga nekk. dafay gis nga solo sa ñaari loxo sax boo ko defee nii après bu si yàggee dafay am ay affaire ay déchirure ay déchirure ok. Adji Sarr gisuñu lool ci moom. amul preuve matérielle du viol. audition yi wax na tey suba lii gannaaw suba mu wax leneen. enquêteurs yi ñu ne convaincre ñu. les premières personnes balaa ñuy wax muy convaincre peuple bi balaa ñuy wax procès dafa war a convaincre gendarme yi. wax nañ sax aussi ay menaces ah. menace pistolet wax avec arme waay deux parce que koo xam ne ba pare mu ne viol. viol encore je rappelle viol benn yoon lañ koy def. parce que mooy bugguma lu ma buggul nga def ma ko benn yoon nga ma koy def. donc doo ñëwaat pour defaat ma ko. te du ma la ne dama lay violer ma lay envoyer message dama lay ñëw violer nga toog di ma xaar foofu. mënul nekk. waaw. mënta nekk donc lan moo fi des. dans un cadre normal dans un état normal. dans un état boo xam ne nit ñi ñu ngi rang yaa ngi jub. dossier boobu dañ koy classé sans suite ci brigade de gendarmerie ba. soxlawuñu sax woo ki nga xam ne moom la ñu mettre en cause du moment que ak ki nga xam ne moo indi accusation yi moom moo waxeet. yu bare. mais pour la première fois dans l'histoire judiciaire. je ne parle pas du Sénégal dans l'histoire judiciaire. gis nañ ni gendarmerie wala brigade de recherche bi nga xam ne brigade bi nga xam ne moo enquête affaire bi ne gisuma li may toppee. procureur ne damay topp par force. pour ñoom gendarme amul viol. ñu informer procureur ne ko Ousmane Sonko convoqué nañ ko nee na ñëwut. et c'est de plein droit parce que sinon dafay jalgati yoon moo ne jamono ji nga nekkee député. kenn amul droit entendre la kenn amul droit jàpp la lu dul nga nekk en flagrant délit. en flagrant délit mooy
loxo si poos nañ koy waxee. mais loo xam ne léegi-léegi nga ko def il faut ñu jàppale si lu ko mooy preuve yi dañuy disparaître. mais bu dee dañ ko criminaliser comme ni ñu ko wax léegi nii. bu ñu criminaliser viol bi ñu war ko criminaliser ak yooyu noonu. waaw mais même bu ñu ko criminaliser. mais mun rey nit criminaliser nañ ko mais duñu la jàpp ne da nga rey nit fekk reyuloo kenn. ok donc ki nga xam ne mooy procureur de la République. gendarmerie gëmuñu Adji Sarr. procureur malgré tout ñu jox ko dossier bi. génn ci loxo gendarmerie. non gendarmerie ñoom gisuñu matière. ok ils sont pas convaincus. ok li Adji Sarr moo tax ñu jox ko procureur. non parce que ñoom procureur mooy seen le directeur de l' enquête. ok moom moo leen naan enquête leen. ok su ngeen paree ngeen jëbal ko seen conclusion mais ngeen wax lan mooy seen intime conviction lan ngeen xalaat. ok parce que gendarmerie mun nañu classer benn plainte sans suite ñu ne lii daal. jarul topp waa ji li muy wax du dëgg. ñu teg ko. dans ce cas le procureur dafay classer sans suite bu classer sans suite benn dossier mooy lan. mooy mënuñu la ci dugalati kaso. ok loolu mooy l' action publique. ok l' action publique s'arrête quand il n'y a pas matière à poursuivre. bu fekkee ne gisuñu lenn loo xam ne parce que procureur lu muy def mooy tëj la kaso dugal la kaso tëj la kaso. mais li nga xam ne moom ngay fay alamaan ak ay droit keneen loolu partie civile lañ koy tuddee. ok léegi procureur soo xoolee sama dossier. mu ne non dossier bi dama ko classé sans suite. yow si tu n'es pas d' accord Adji Sarr bu d' accord. day dem gis ni ñuy wax comment il s' appelle juge d' instruction. mu constitué wu partie civile. ok mu ne man Adji Sarr Ousmane Sonko violé na ma mais comme procureur nee na. gisul matière. gendarmerie nee nañu gisuñu matière. te ñoom moo tëgg procureur. man maa ngi ñëw si yow juge d' instruction. juge d' instruction bu ko ubbee mu ubbiwaat enquête. bu gisee ni am na ay éléments yooyu lay jël mu delloo ko at procureur. ne ko voilà dañu organiser procès. pour que ñu atte Ousmane Sonko mais boobaa dañ koy atte au civil. pour mu fay xaalis la mais du pour tëj. ok mais gis nañ ni gendarmerie gis nu dara. procureur mu ne par force damay topp Ousmane Sonko. yóbbu leen ko ci juge d' instruction. man Babacar Touré dama ñëw. masuma gis loolu nee naa leen 2003 ba léegi maa ngi def enquête. dama liggéey Sénégal ma liggéey France. ma liggéey si ay dëkk yu bare yoo xam ne ma dem mission foofu. masuma ko gis fenn. mais balaa ngay egg foofu noonu aussi bëgg nañu xam aussi kan mooy procureur aussi ak lan mooy rôle procureur bi aussi. procureur mooy nit koo xam ne Sénégal askan wi la fa toogal. ku jalgati yoon mu teg la ay daan. c'est-à-dire mu demander tribunal parce que du moom mooy jugé. du moom mooy condamné. tribunal président du tribunal. juge ñooy jugé ñooy condamné. léegi procureur moom dafay yëpp dossier bi taxaw ne diw li ñu koy toppee moo ko def loolu mooy liggéeyam. mais li ñu koy toppee dafa ci enquête bi lay sukkandiku. voilà pour mën a def liggéeyam. ci enquête am. ci enquête bi lay sukkandiku. mais enquête bi moo balee lépp. mais Adji Sarr parce que enquête boobu tamit dama am leneen lu bëri loo xam ne daf ma naqari. moo la moo la naqari ci enquête li ma naqari mooy. Adji Sarr nekkul un bon client c'est-à-dire ñii dañuy préparer benn affaire ñu dem seet ki gën a dof ci dof yi. ne ko kaay nga defal ñu liggéey bi. yaa ngi dégg ñuy wax. comment ça s'appelle nañ ñoo préparé dafa am leen loo sous-entendre. danañ ci yegg ok d' accord. dafa am ku ñuy tudd Thiam nu mu tudd nga Mbaye ki Mbaye. Malick Mbaye. non pas Malick Mbaye xale bi bon turam dina ñëw. d' accord waay. Mbaye. mais ki ñuy wax moom mooy jarbaatu Malick Mbaye. bu anamoo waaw ki naan moom moo ko jël si après ak Jakarta beeg yooyu. oui ok waay si waay vas-y. naka comment. waaw Maodo Malick Mbaye mooy le DG de ANAMO je pense ah. moom lañ naan jarbaatu après génn la sa def benn leeral. Sidi Ahmed Mbaye. Sidi Ahmed Mbaye voilà. Sidi Ahmed Mbaye. kenn xamu ko woon. kenn gisu ko ci enquête bi. xam nga kan moo ko joxe. dof bi. Adji Sarr moo ne. ñu ne ko mu ne violé nañ ma bi ma violé ma dem hôpital ainsi de suite ñu ne ko nan nga def ci couvre-feu bi pour génn. mu ne sama benn xarit laa woo. ñu ni ko sa xarit bi kan la mu ne est-ce que mun naa wax turam. ñu ne ko bien sûr yaa ngi si enquête. mu ne Sidi Ahmed Mbaye est-ce que mun nañ jox téléphone am mu ne waa téléphone am a ngi nii. c'est-à-dire bu ñu jëloon professionnel. dama naan bi ma violé man maa dox éviter comment on appelle éviter point de gendarmerie ma demal sama bopp ba hôpital bu mu dugal kenn gis nga kii bu ñu ko yóbbee tribunal si xale bu jigéen bi Adji Sarr dañ leen tudd ba wax ko kii ko commandité dañ leen tudd ñoom ñëpp parce que suba moom non loolu cabinet bureau juge d'instruction la moom ak ay avocat am ñeneen duñ ko fekkee ok
ok mais man bëggoon naa ajouter dara rek parce que si biir waxam. même ma tànn foofu noté sa question yi. je suis là pour fii ba fajar maa ngi fi ak yéen. ok incha allah bu ma jël siwlee fii. bu ma jël siwlee maa ngi ba fajar. moom moo ni. moom Adji Sarr. moom moo ni Sidi Ahmed Mbaye moo ma jël si. bi ma jël see mu yóbbu ma. ñu ne ko jox ñu numéro Sidi Ahmed Mbaye ñu indi Sidi Ahmed Mbaye Sidi Ahmed Mbaye yow noo duggante ak Sidi. waaye suñu koñ la nekkoon doon liggéey foofu fa laa xamante ak moom. après mu wax ma Ousmane Sonko daf koy violé ma préparé ak moom pour parce que dañu soxla ay preuves. je pense que am nañu photo Sidi Ahmed Mbaye ah mën nga continuer waaye. mu ne ñu uti ay preuves. loolu déjà. puisque viol crime la. bu fekkee ne violé nañu Adji Sarr Sidi Ahmed Mbaye dañ ko war a topp pour incitation pour parce que moom moo facilité nu ñu war a violer Adji Sarr. ok. parce que en matière de preuve. dañuy am lu ñuy wax la loyauté de la preuve. tey jii sa jëkkër. mu lay trompé nga yónni nit mu dem mu ne photo leen indi na preuve ñu tëdd ci kaw lal bi. gis nga nit ki ko photo dañ koy téye. bien sûr waay si waay. te waruñu def piège boo xam ne. ki nekk agent warul organiser. pour obtenir preuve boobu. léegi. ma des ci dof bi. parce que dégg naa seen avocat bi sama grand la du ma ko tudd. kan maître. non du ma ko tudd parce que ñun chez moi en pays mandeng. ñu ne Kéba Kountangoy bu kaa danku. c'est-à-dire mag boobul bopp xale bu bëgg a dem doo topp bopp mag bu bopp bi feesam. mais ñun mën nañu ko tudd parce que ñëpp xam nañ ne maître El Hadj Diouf. mooy avocat wu Adji Sarr effectivement. l'avocat du peuple. léegi waaye l'avocat du peuple lay. léegi xale bu jigéen moom moo tudd. voilà Sidi Ahmed Mbaye. voilà Sidi Ahmed je pense que moo nekk nii ah photo bi. moom la voilà moom moo tudd Sidi Ahmed Mbaye. bi ñu laajee Sidi Ahmed Mbaye mu ni. moom moo organisé affaire bi. ak beneen xaritam avocat. moo leen yebal ñu dem ci médecin bi. donc ça dit quoi un autre acteur boo xam ne dañ ko war a entendre Sidi Ahmed Mbaye dañ ko waroon a téye foofu en garde à vue. obligé ko. mu joxe turu médecin turu avocat boobu. foofu la enquête bi doon rafet. parce que avocat boobu bu ñu jàppee ainsi de suite dinañ xam ñëpp ci bokk ñëpp. mais tey révélation la bi nga xam ne dama koy def fii ci plateau yi. waay Sidi Ahmed Niass. Sidi Ahmed Mbaye. Sidi Ahmed Mbaye. nekkuloon moom kenn. ñoom ñaari góor. ak Sidi Ahmed Mbaye muy ñett. ñoo ñëw jël si Adji Sarr donc ñett ñooñu ñëpp. rôle enquête bi la ñu identifier leen parce que ñun ñëpp bokk nañ ci. ñeneen ñaar ñi ñan la woon. ci premier jour bi ah. en tout cas avocat bi ñu koy jël si. bi ñu koy jël si. bi Adji Sarr génnee le 2. dans la nuit du 2. di daw naan ñëw leen jël si ma. Sidi Ahmed Mbaye dafa ànd ak ñaar. ñan la. Sidi Ahmed Mbaye déjà benn gaañ la bu nekk fii Liberté 6 man xam naa fu ñu nekk xam naa oto bi xam naa lépp. mooy ki ñu wane photo am léegi nii. waaw ki ñu wane photo bi. liggéeyut. kenn ci ay xaritam. moo ko abal otom oto kooku leen jël mais kooku kenn auditionné wu. du ma joxe turam mooy kat bu ñuul bi ñuy wax. du ma joxe turu waaj. parce que damay bàyyi ñu continuer ñoom seen enquête. oto baa ngi taxaw foofu filmé naa ko gardé naa film bi. ok yaa ngi dégg ñooñu da leen war a auditionné. mais deuxième chose keroog le 5 bi ñu jógee brigade ba bi ñu jógee section recherche. Adji Sarr dafa dellu si waat ci kër googu. ne dafa ñëw jël si ay bagages am. bu muy àndal. dafa ànd ak Sidi Ahmed ak ñaari waa gaa yooyu mais mu ngi ànd encore ak benn jigéen. mooy avocat bi ñuy wax man xaw ma kan la de. mais mu ngi ànd ak benn jigéen. jigéen boobu ay nit gis nañ leen. dans un pays sérieux ci enquête bu sérieuse xam nga ñuy def. ñëpp ñi nga xam ne ay suspect lañu. dañ leen di indi. ñu def leen devant un comment on appelle benn tableau benn teint sans fond. xale yu jigéen ñi nga xam ne gis nañu Sidi Ahmed ñi mu àndaloon ñu ne leen kan ak kan ngeen ci gis. ok mu ne diw ñëwoon na coow li avancé parce que tey jii ñooñu ñëpp dañ leen war a dugal ci dossier bi. loolu moo tax ma ne enquête bi dafa des parce que dañ la war a identifier kenn ku ne ñu auditionné leen. gis nga pour moins que ça am na ay présidents yoo xam dañ ci am sérieux problème. Macky Sall sama conviction démb. mooy sama conviction tey. bi ñu koy préparé bokku ci. parce que bu ñuy préparé coup bi. d'accord donc yow en tant que journaliste investigateur da nga jàpp ne lii coup la bu ñu monté comme ñoom ni ñu koy waxee mais complot la. complot la waaw. théorie de complot. mais loolu c'est évident de la manière qu'il a. dama bëgg mu leer day leer de. non seulement complot la. complot bu ñu préparé la. pendant des jours. financé ko. ok Adji 40 000 francs lay fay. par weer waaye.
aji doon na am añam tous les jours da nga témoignage yi bi ñu koy jëlee résidence Mamoun ne serait-ce que résidence Mamoun bu ñu imposé xam kan mooy fay lekk yi on s'approche du commanditaire du cerveau kan moo activé avocat yii nga xam ne ñoom ñooy avocat wu aji moom 40 000 aji amul lu mu lekk aji dafa mën a nëbb famille kenn mënul gis aji man nag j'aimerais bien moom comme dafa defoon déjà reportage ci femme bi nga xamante ne moom mooy